salaamaaleykum mbokk internet du Seneweb TV seneweb.com ñu fas yéene sekk waxtaan ak monsieur Jean Fall nekk psychosociologue du travail également astrologue expert en communication et développement humain. Du potentiel humain du potentiel humain mais nekk en même temps aussi analyste politique. ñu yàgg di la déglu ci ay télévision yu bari mais également ci ay site internet yu bari tey nga def passage fii ci Seneweb ñu ngi lay dalal ci Seneweb TV seneweb.com. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci invitation bi. merci di wax rek ni tey jii toogoon naa lu yàgg nag. dégg nga doon observé. waaw li ma doon xool nag tey jii dama bëggoon rek partager ko ak sénégalais yi ak askan yi. dégg nga ndaxte réew mi dafa toll foo xamee ne. depuis 2018. 19. waaw. dafa am ay situation yoo xam ne suñ borom daf ñu ci woon ay jàngat. jàngat yooyu ñu koy wax di ko wax ba tey ji nag ñu daal di yegg buñ ci cëppaandaw bi mais tey fi ñu toll nii mbir mi dafa gën a jaxasoo gën a jéggi dayo gën a tiitalaate te bugguma aussi ñu daal di teg ci réew mi ay psychose. c'est vrai. voilà. loolu moo tax xam naa ñaari ponk bokk na ci li nga xam ne lu gën a soxal askan bi la mais soxal également nit ñi mooy lu jëm ci wàllu insécurité bi am tey ci anam yi ñuy fàtte ni ñi mu xaw a doy waar lool. mais également maa ngi lay wax sànq analyste politique bi ndax li ma ci dégg sànq nga expliqué ak li ma yàgg seetaan ci say waxtaan bari na loolu lu jaxasoo ci làmmu politique bi alors ponk bu njëkk bi ñu fas yéene waxtaane mooy tey yaa ngi suivre actualité yaa ngi seetaan yaa ngi gis noo gisee anam bi nga xam ne moom la société sénégalaise mel tey ak faat bakkan yi ni mu jéggi dayoo ba yegg ci loolu. waaw dinaa kontaan ci tontu ci sa laaj bi ndaxte soo xoolee ne bi fi ñoom Senghor nekkee ba léegi. keroog ba Senghor bañ a gracier Moustapha Lo. yéen fekkewu leen ko waaye dafa defoon toole parce que dañ soogoon na presque dégg que ni rey nañu nit. bu ñu Demba Diop aussi nekkoon loo xam ne bu ñu déggee rey rek dafay nekk lu fees ci suñu bopp. àddina bi di dox ba 2019. ñu daal di gis ne suñu borom nag commencé di ñu won boppam. ñu war a mun a toog au niveau comportemental au niveau religieux au niveau social au niveau institutionnel. ñu war a toog dégg nga daal di réorganiser waat suñu société. yaraat xale yi defaraat composition familiale bi nga xamee ne moo ñu war a mun a may pour que ñu mun a avancer. ñu daal di toog rek di dénoncer di def diagnostic waaye solution du génn. ci wàllu politique bi nag ba tey jii ñu gis ne li fi Senghor bàyyi woon Abdou Diouf xaw ko fi def. dégg nga bi fi Wade ñëwee sax dégg nga yëfu cuune moo gën a bare ndax dañu jël n'importe quoi n'importe qui jaxasi yëpp. daal di def benn genre njambaan boo xamee ni da ngay xëy benn suba ñu daal di ne la bon man maa war a yore réew mi parce que man suma maam moo nekk fii wala man maa war a yore réew mi parce que jàngu naa école wala jànguma école donc yooyu yëpp ñuy gis ne ñi nga xamee ne ñoo war a ñoo daan toog démb ñu leen di jox di leen may di leen defal di ñu daal di gis ni ñenn ñi dañuy jékki-jékki rek génn benn oto boo xamee ne duñu xam oto bi oto buy jar ay millions. di jékki-jékki ñu daal di ne non xëy na loolu yëpp xëy na blanchiment moo koy indee kii yeeg mel noonu fekk du lool. fekk mbir mi. waaw dafa nekk ni affaire bi dafa jeng. affaire gis nga boo xoolee waxtu bi may wax ak yow ni politiciens yi ngay dégg yëpp ñuy wax ku ci nekk yaa ngi bëgg a taxaw ne sama loxo dafa set. loxo bu set rek la ngay dégg ñuy wax. d'accord pour mun a am légitimité au niveau des populations mais ñi war a am ñu ndóol ñu ngi continuer di ndóol ñi war ngay gis koo xamee ne seen waa kër dañ ndóoloon nga jékki-jékki rek gis ne ñoo ñuy tabax étage tabax ay kii waa ji bu la rombee sax pour mu nuyu la c'est à peine yooyu moo indi
li nga xamee ne mooy def que ni ak violence bi nga xamee ne ay sport de combat yi nga xamee ne moom la ñuy indi nga gis di ko seetaan yooyu yëpp di indi ay comportement yoo xamee ne ak ay refoulement yoo xamee ne dafa nekk au niveau de la jeunesse au niveau des gens au niveau de jàmbat bi au niveau de jafe-jafe yi nga xamee ne moom la ñuy kii moom mu explosé d'un seul coup nii daal di ñëw nag taxaw plus aussi d'accord suñu borom dafa ba mu bindee adduna bi ba pare waaw dafa bind biddéew yi ba mu bindee biddéew yi mu am ci biddéew yoo xamee ne dañu yéex am biddéew yoo xamee ne loolu yëpp mu ngi ci alxuraan képp koo xamee ne bëgg na kii boo demee ci biir alxuraan bi li may wax nii dina ko fa fekk mu bind biddéew yi daal di ne li àddina bi li asamaan si di rëy yëpp ñaari biddéew kott ngeen ci mën a calculer ñu ne ko ban ak ban la mu daal di ne jant bi ak weer bi boo gisee mu waxati aussi que ni ma tàqale asamaan ak suuf ba ma ko tàqalee dama def pour que ngeen mun a yàgg ci kaw suuf ma daal di jël li nga xamee ni moo di dund bi nooyi bi ma jël ko def ko ci ndox xam naa ne émission bi du mun a beneen émission dinaa expliquer naka la phénomène yooyu di demee ba ci ñëw ci reproduction yi nga xamee ne Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam doon na ko wax ak mel noonu donc noonu nga gisee jant bi di am ay influence parce que soo gisee par exemple nga nekk sa biir kër nga feebar ñu tëj la ci nekk da ngay jékki-jékki rek ñu daal di ne ubbi leen pour mu féex bu ñu ubbee bu rayon solaire yi ñëwee rek nga daal di gis mu daal di am régénérescence nga daal di commencé waat di dundaat commencé waat yi nga xamee ne ñu ngi doon nekk di kii yooyu ubbeeku bu fekkee ne gis nga bu jant bi ak weer bi jàkkaarloo nga daal di gis ñoom la ñuy wax tubaab di ko wax pleine lune wala nouvelle lune jant bi day bay génnaat ñu koy wër noonu naan kii génn na wala génnul waxtu yooyu yëpp dafa am ay phénomènes yoo xamee ne dafay nekk ci suñu dund ak suñu comportement ci suñu kaw yaram. effectivement léegi ci côté boobu. est-ce que dafa bokk ci lii influencer comportement psychologique bu nit ñi ba ñuy def yenn jëfin yu bon yi mais comment expliquer également façon bi ñu amalee meurtre yi parfois te mu xaw a nekk loo xam ne lu sanglante lay nekk lan mu ko expliquer. li ko expliquer moo di que ni ci biir biddéew yooyu ma lay wax ne la dafa am yu yéex am yu gaaw. daf ci am yoo xamee ne biddéew yu yéex yi daf ci am yoo xamee ne bu ñu taxawee fa ñu taxaw dinañ fa def lu toll ci fukki at ak ñett wala ñu def fa lu toll ci 23 ans wala ñu def daal di fa toll ci 32 ans donc fi ñu toll nii dafa am benn biddéew boo xamee ne ñu ngi koy ci tubaab bi ñu ngi koy tuddee Uranus biddéew boobu caractéristique am moo di que ni lépp li lay jaaxal ba nga may poser question noonu moom influence boobu lay def. d'accord nga xam ne da ngay jékki-jékki rek ñu daal di ne nit saaga na yaayam nga ne asbunallah. changement de mentalité. changement de mentalité dafay agir ci comportement nit ñi ci électricité nit ñi ak ci émotivité nit ñi ak montée d'adrénaline yi nga xam ne ni boo exemple bu simple. moo di que ni bu pleine lune amee. wala nouvelle lune wala mu am éclipse rek nga daal di gis embouteillage di gën a bare nga daal di gis jigéen ñi ñu lay wax sax ne la duñ la conseiller pour que nga daal di dem defe ji ay opération chirurgicale ndaxte dafay am un taux de globule rouge globule blanc bu augmenté deret bi dafay gën a bare jigéen ñi bu fekkee ne dafa fekkee ci période de faute da ngay gis deret bi day gën a bare. est-ce que c'est pour dire que certaines personnes parfois ñu exposer seen bopp ci moment yoo xam ne ce n'était pas le bon moment pour di exposer wu ce qui fait que parfois seen mentalité di am benn changement bi. non c'est-à-dire que kii éléments yi dañu bare. benn bi dafa bokk ci li nga xamee ne moom la ñuy wax ndóol gi benn bi dafa bokk ci li nga xamee ne moo di ni institution yi ak ni politique yi doxee ak royukaay yi xam nga politicien ak éducation bi xam nga boo nekkee royukaay nga taxaw dégg nga daal di ne mais Macky Sall ma kii ma ko kii wax ba bëgg a dee te dara fekkoo la ci nga toog
dégg nga daal di ne de toutes les façons suma liste suñ ko jëlul ma taal réew mi. xam nga yooyu yëpp. dafa bokk ci. nga gis influencer li nga xamee ni boo toogee gaañ ñi fii nga gis pour 250 000 francs. ma yoreel la ko gis nga buñ lay fayeeku fii da amaguma ko xaaral ak yéeg di nga ma fay doo ma fay mu ak kii ba monté toole ba monté nga daal di jékki-jékki gis ne bu làmb ji pare ci biir ñu daal di ne yàlla paix suñu génnee nga gis agresseurs yi gën a bare. Est-ce que c'est pour dire que les Sénégalais ñoo exposé seen bopp désormais parce que nit ñi jàppee comme rayukaay nekkatuñu exemple. du Sénégal rek. c'est le monde entier du Sénégal rek parce que affaire bi dafa phénomène la boo xamee ne dafa jógee dafa commencé Sénégal dem laaw adduna bi ba daal di ñëwaat parce que moom dafa commencé yàlla toujours dafa commencé di ñu woon ay virus. dafa commencé di ñu woon ay feebar jékki-jékki mu daal di jékki-jékki indi violence bi nga bërki démb dégg nga Russie ak Ukraine nga gis violence yooyu ngay gis ku ci nekk di def yëfu maa tey xam nga yëfu maa tey boobu dafa bokk ci li nga xamee ne moom moo ñu dab te bam ñu dabee loolu nag moo tax ba fi ñu toll ni dootoo gis parent bu kii da ngay gis sëy yi sax damay wax toujours ku am ndogal waaw damay di wax toujours ñii sëy na ngeen fexe ba sëy bi am ku ñu rus parce que sëy bi bu mu amee ku mu rus ki fakk gage la de longévité. Tout à fait. ndaxte ñaari bay dencante yi suñu amee kenn ki nga xamee ne moom la ñu rus ci biir sëy bi ak ki nga xamee ne bu màttee ñu ne ko bàyyil mu bàyyi da ngay gis boobu yëpp ci affaire éducation bi la ndaxte ki nga jël mu jógee fële am éducation bi yow nga am sa éducation ngeen war a daje c'est difficile pour que ngeen mën a avancer. Effectivement. waaw donc loolu ngay gis noonu yëpp jamono la boo xamee ni jamono de changement brusque jamono boo xamee ni phénomène boo mosul a gis da ngay jékki-jékki sax boo demee dans les pays africains nga daal di jékki-jékki gis koo xamee ni dafay sëy ak doomam mariage ak doomam dégg nga ñun ñii dégg nga jóg na ñu ngi koy gis sax mais sous les viols ak yu mel noonu ba pare te da ngay gis que ne loolu yëpp dégg nga ba ci nu mu te borom ñaari tur yi dégg nga ñëw ba nga xamee ne buñ la koy wax sax léeg-léeg sax da ngay ragal a wax loolu wala ragal a kii du même ci société sénégalaise boo xamee ni da ngay waaru te aussi ñu nekkoon un modèle ci wàllu diine. Effectivement. modèle comportement également. waaw comportement ak wàllu diine. mais léegi ñu ngi bàyyee ndako ba nga xamee ne dafa am ay perturbateurs ay imposteurs ay nu mu tuddati ay saay-saay yoo xamee ni dañuy ñëw dekk ay objecteurs de conscience jaxase conscience nit ñi parce que du ñëpp ñoo am doole boo xamee ni ak fermeté bi nga xamee ni moom mooy ci gis nga affaire homosexualité yi. du pour ñun ñoo tax ñu koy xeex ne du fi am. c'est pour suñu doom yi. l'avenir. waaw parce que suñu leen toggee di leen wax ne leen entre góor ak jigéen le genre ça n'existe pas frontière ba jeex na ak yu mel noonu ñoom buñ fay yegg si boo waxee ñu ne kooku affaire paa yi la woon affaire kii yeeg yu mel noonu. dépassé de suite dépassé nañu loolu. voilà ci benn côté également bëggoon naa nga expliquer ma ci ban degré de conscience. ban degré d'esprit moom la nit ki war a mën a toll ba di mën a faat doomu aadama ci anam yoo xamante ni ku ko dégg di nga ne comment ça peut se passer surtout tey nit di ko jam une 37 fois ndax doyu waar trop ci psychologique nit. non doyul waar parce que nit dafa nekk lu complexe nit dafay toog di nga koy yóbbu ci yenn situation yoo xamee ni dafay dem ba nga xamee ni tubaab daf koy tuddee ivoire rouge bu demee ba gis rek lu mu gis yëpp de mbir mi dépassé ko. mu am ay facteurs yoo xamee ne ñu ngi koy wax naan ko day dem ba nga xam ne dafay nekk dans un état second ñun sax buñ ñëwee fii dañ lay wax ne booy xëy na moom dafa amee rek wala dafa xaw a dof xam nga buñ lay juger di xool ndax da nga nekkoon ci période de démence wala période boo xamee da ngay nekk état second. xam nga da ngay jékki-jékki gis koo xamee ne dafa ñëw ne la nekkuma.
yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamee ne et des phénomènes qui existent te loolu yëpp ce sont les agressions extérieures de la société ak de l'environnement de l'individu moom mooy indi loolu nga xamee ne mooy indi nit ki dem ba nga xamee ne rek dégg nga daal di yëkkati jaasi ñu ne ko déet dégg nga mu daal di kii am lu ko naan dóor ko am luy kii gi mel noonu yooyu yëpp kii la mooy décupler force nit ki moom la ñuy jóg des fois dem ba nga xam ne ni mujj gi dañ la naan c'est la folie ak psychiatrie naan la folie kii yu mel noonu ainsi de suite mais ñun xam nañ ne bu fekkee ne nit ki xëy na suba lamb poosam faj soxla balaa muy am violence dina yàgg te ci boobu il faut donc ñu interroger wala ñu delloo tuuti responsabilité benn côté les gouvernants maanaam état lan moo ci seen cër ci phénomène bi yëpp état bi seen problème moo di que ni ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey mosul am une politique boo xamee ne d'insertion une politique d'intégration des populations dafay am toujours rek li nga xamee ne moom la ñuy wax comme bourse familiale yi ñu daal di ne seen militants yi lañ koy jox pour bu ñuy wote ñu woteel leen te fii Sénégal xam nga benn nit la ñuy woteelu ñu benn programme donc amul benn programme boo xamee ni dañ ko délimiter dans le temps dégg nga xamee ni dañu naan le programme là est de 5 ans ci diggante bi 5 ans bu ma daanoo boo ma ñëwee programme boobu dafa war a continuer ma améliorer ko wala ma yokk ko wala ma poursuivre ko mais da ngay gis dañuy def programme bi kii day def programme am ba taxaw bu paree ñu effacer ko recommencer waat à zéro dégg nga éternel recommencement daal di def que ni état bi toujours bu ñu leen waxee ne leen amu leen programme da ngeen di taf yëngal lambatu waruñu frustré parce que c'est la vérité parce que c'est la vérité ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci biti da ngay jóg ñu naan non nous on a un programme duñ leen ko wax bu ñu duggee ba kii daal di ne bon seen mbokk yi daal di jóg dégg nga yore affaire bi dugg ci biir nu mu tudd ci société bi ci biir nguur gi def fa lañ fay def suñu waxee ñu ne non mbokk président la le frère du président la sœur de la femme du président va venir avec une petite note léegi affaire yi daal di kii corruption bi ne jàll dégg nga gis comme ni ma la wax ci sama début propos koo xamee ni da nga ko daan romb di ko may 1000 francs mu ñëw ne la grand da ngay waar waa man kay temps yi daay gaara benn oto yow ngay lox di wax naan xëy na booy bi balaa muy dem sax dina yëkkati dara jox ko du la war mukk li xew malheureusement di wax du mukk li xew mu am ñu infiltrer suñ société bi comme borom ñaari tur yi borom lobby yi ñu infiltré ba nga xamee ne léegi man damay toog ba si ak sax daal di ne mais vraiment je regrette dem école parce que dem naa école ba amee naa ay diplôme mais léegi bu ma ne amee naa diplôme sax ñu xeelu ma gis nga éducation bi ni mel ñiy jàngale fay ñu xaalis boo ñu fayul xaalis kii fay nga ko xaalis kii fayoo ko xaalis gis nga phénomène yi nga xamee ni ñoom lañ mosul yàgg na fi mais gis nga dañu jékki-jékki rek mu feeñ mooy le bébé yooyu nga xamee ne santé bi ñu ngi leen di ni ñu leen di ëlëbee ci biir kii beeg yooyu da ngay gis benn docteur benn professeur ñu naan la professeur le de telle neurologie machin des trucs comme ça mais pour nga gis ko c'est tout un problème bu taxawee foog ne moom du dee mooy patient yi nga xamee ne dañuy ñëw dégg nga nekk ci ay situation du ñu nekk ma daal dina leen boo demee ci sa docteur boobu wax ko ne ko moom dafay dee. Très bien léegi compte tenu de tout ça il y a un véritable problème mais jafe-jafe yi mu ngi wéy également nit ñi di ko subir. Qu'est-ce qui peut bien être la solution. La solution moo di que ni il faut que li ñuy bañ a dégg ñu daal di ko def. moo di il faut que ñu toog ñu waxtaan. penco te bu ñuy toog di waxtaan. ñu daal di dindi intérêt personnel yi nga xamee ne ñoom ñoo indi situation bii politiciens yi ngay gis nii yépp seen bopp kese lañ fa nekkal. askan bi ñorul leen. askan bi ñorul leen mais nag gis nga effet de boomerang lay doon. D'accord ñu ngi bàyyi population bi di kuy naan violence yi ak yi mel noonu ainsi de suite
mais dafay jékki-jékki rek delluwaat ci seen kaw te duñu xam nu mu ñëwee. loolu mooy li nga xamee ne mooy kii bi daal di def preuve d'humanisme, d'empathie, taxawu nit ñi. te booy taxawu nit ñi doo taxawu sa ay militants da ngay taxawu population bi. de manière générale de manière générale. nga jël affaire bi daal di toog ma jox la benn exemple boo xamee ni foo dem ci Sénégal loolu ngay dégg mais xëy na xalaataguñu ko moo di que ni keroog ba ñu ne xale yi wàcce nañu au mois de mars fii ci Sénégal. waaw jékki-jékki Macky Sall génn taxaw daal di ni je vous ai compris. motul sax mois ay weer. ñu jël ay jeunes yooyu nan lañ leen sélectionné jeunes yooyu ñan la ñoon est-ce que jeunes yooyu ñu ngi woon ci ñuy tamponné yi di xeex ak alkaati yeeg yu mel noonu non. avec quelle jeunesse il doit parler. avec quelle jeunesse am bi nga xamee ne moom la ñuy wax daal di jël yenn jeunes yi doo leen dugal leen assemblée def leen président ça ne veut pas dire que ce sont les jeunes. D'accord. Le problème moo di que ni il faut que ñu bàyyi naxante bi. gaa ñaa ngi commencé yeewu commencé yeewu. tout à fait. parce que bu ñu foog ne dañuy jël terre jël affaire jël kii yeeg yooyu rek nga daal di ñëw taxaw daal di ne man maay kii yeeg yooyu pour ce qui concerne affaire kii bi xam naa ne ma bëgg a laaj affaire 2024. mais 2024 même moom ci boppam xamul sax ndax moom dina nekk candidat wala dina taxawul daal di ñeme nekk candidat. très bien.